heure de campagne salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yu télévision Futur Média baax a baax ci door gi dalee nag jàmm ci jotaay wi niñ koy amalee bés bu yàlla sàkk boobu ak léegi ngeen xam ne campagne électorale bi door na fii ci réew mi jëm fa nga xam ne nag moom moo di ci élection yi na mu amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne itam moom la ñu nekk xam ngeen ne boobaak léegi nag altine jàpp aljuma dañuy faral di dalal ñenn ci ñoo xamante ni dañu yëngu ci langu politique bi fii ci réew bu Sénégal tey jëlee ci jotaay wi xam ngeen ne naroon nañu dalal ku ci mel ni Balla Gaye bu coalition les serviteurs bu Pape Djibril Fall ak itam Alphonse Mendy bu coalition Benno Bokk Yaakaar waaye ñàkkul ne taw bi moom moo leen xaw a rek téye ndax itam yoon yi fi mu nekk ni xaw naa am nu mu demee waaye itam ñaar ñu ngi ci plateau bi ñaar ñoo xamante ne seen sant moom moo leen xaw a seen sant dafa xaw a doy waar ndax Ndiaye la ñu sant ku ci mel ni Serigne Saliou Ndiaye moom la ñu investir nag ci liste départementale bu coalition buntu bi fii ci Ndakaaru ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sant bi rek moo ko yàq waaye tur bi macha allah. maa ngi lay fay sëñ bi Diop comme yow sa sant dàq ñu bàyyi la loolu di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ak internautes yi di nuyu waa coalition bunt bi di nuyu waa sunu Sénégal naat di nuyu waa Sicap Liberté. keneen itam koo xamante ni Ndiaye la sant tey Ndiaye ñi képp ñoom ñoo ma wër ku ci mel ni Serigne Saliou Ndiaye xam ngeen ne membre la ci coalition wàllu askan wi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ bi Ndiaye. maa ngi lay fay di nuyu sama co-débatteur ak aussi di masawu en tout cas sunu gars yi nga xam ne mënuñ ñëw peut-être pour taw bi aussi mën ci wax ne aussi quand même en 2021 ñu dem ba taw kese mën a tax réew mi bloqué loolu quand même nekk na loo xam ne déjà échec lay nirool donc may nuyu aussi waa Yewwi Askan Wi di féliciter surtout waa wàllu Yewwi Askan Wi équipe yi nekk sur le terrain di fight vraiment bravo. d'accord tey jii itam daañu amal jotaay ñoom ñaar la ñu koy seqal mu ñeel langue politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ni itam fukki fan ak ñett boobu ak léegi nga xam ne ñu ngi amal campagne électorale yi ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo seq langue gi itam wàccu ci mbedd mi ngir dagaan baatub askan wi ñoom itam askan wi teg leen fii ngir rek ñu daal di jottali yenn ci ay message ñu seq ak ñoom waxtaan Serigne Saliou boobu ak léegi ginnaaw aw taxaw seetlu lañ mën a jàpp ci campagne bi mu tàmbali fukki fan ak ñett ci tey. waaw mën nañ def benn bilan à mi-parcours. ndax tey gis nañu réew mi tey la gën a dal. waaye nit ñi ñoo ngi dem ci population bi coalition yi en tout cas ñun suñu coalition ñoo ngi dem à la base. coalition bunt bi ñoo ngi waxtaan ak réew mi di waxtaan ak waa Dakar Ndiaye bi ñu nga xamante ni fii nañu investir di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo nekk biir réew ak bitim réew. di profité ci occasion bi rek di massaw ñi nga xamante ne ñoo yàqule ci ndox mi. ci inondation bi. day nekk naturel ndax ay dogalu suñu borom la day nekk tayeefu nguur ndax si ni cuune ndax tey comme li may faral di wax du lépp lu Macky Sall la def rek moom moo bon ndax man taxawaay boobu waaye su ratee fenn rek dañ naan rate na ndax mënoo jël daanaka lu tolloog ci 390 milliards depuis 2012 ba tey. nga def ko ci wàllu assainissement. taw rek tax ba émission bu waroon commencer 18h di commencer 19h ñi war a ñëw ñeneen ñi mënuñ ñoo ñëw. kon réew mi laaj na taxaw seetlu laaj na ay loi économique laaj na ay loi organique yu am solo ci réew mi ñu nekk ci Sénégal gi. faral naa di dégg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci mouvance présidentielle la ñu xam lee mu di yu mel nii bu amee yéen ñi nga xam ne yéen a féetee ci kujje gi da ngeen ci am porox ndollu ngir daal di waxaal li nga xam ne moo di seen soxla noonu la demee. waaw comme li may wax xam nga am na ñi nga xam ne ci réseaux sociaux yi ñoo ngi ne li xew ci pont Patte d'Oie bi. pont de l'émergence bi que nguur gi la alors que du nguur gi ndax. pont bi ci boppam du moom moo affaissé wu. waaye benn parti talibé loolu jiitu na président Macky Sall. waaye li nga xamante ne ñun moom lañ doon xaar ci moom en tant que ñun coalition bunt bi. population bi li mu doon xaar ci moom président Macky Sall mooy ba mu toogee fan yi néew coupure am mu ne ña nga xamante ni foofu la faay ba amee. ca ñu coupé ña tax ba coupure am ci ba muy waxtaan ak waa Banque mondiale ak yeneen partenaires foog ñu sanctionné leen de la même manière noonu la waroon defee taxawaay am taxaw seetloom ne lii nga xamante ni. tali bii ñu defar ña ko defar nañu fexe ba jël ci gafagu réew mi fay leen te seen defar baaxul dañ leen war a sanctionner
noonu la nguur di doxee. su fekkee da ngay respecter li ñuy wax le parallélisme des formes. munoo baal ñii. nangul ñii. te loolu nag mënut a wéy ci réew mi ñu nekk. loolu nag kumba am ndey la ñaare ak kumba amul ndey. keneen koo xamante ni wax naa leen ne mi ngi ci plateau bi moom Serigne Ndiaye Serigne ginnaaw boobu ak léegi 13e jour ñuy amal campagne électorale bi ginnaaw wàcc ci mbedd mi nga xam ne yéen a ngi koy wàcc boobu ak léegi lan lañ mën a jàpp tey. bon je pense que ku seetaan en tout cas li xew sur le terrain da ngay gis ne réew mi. il y a une déferlante nit ñi fees nañoo del fu yeewi askan yi wala walu askan yi ànd jaar. dañuy gis ni ñëpp a ngi leen di tàccu ñëpp a ngi leen di accueillir ñëpp a ngi leen di en tout cas soutenir. donc loolu noonu ñu ngi koy rafetlu waa askan wi di leen delloo njukkal. sinon aussi mën nañ wax aussi ci mbënn mi parce que aussi il faut que ñu masawu ñi nga xam ne loolu def leen a dal tiis googu. mais aussi comme ni ko sama co-débatteur waxee am na quand même responsabilité gouvernement parce que quand même plan le PDLI bi nga xam ne 2012 2022 la jeex na ren ji. jeex na première pluie. ñu gis ne réew mi encore une fois am na mbënd. donc loolu noonu échec la mais échec bi aussi yëbul kese ci gouvernement ci aussi ci 13e législature bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar moo yoroon majorité mécanique. nga xam ne ñoom soo seetloo en 2016 la ministre Fatou Toumbédou dafa taxaw Assemblée nationale devant les députés ne leen man budget 2014 2015 ak 2016 xaw ma ni ñu ko utiliser. ñu dàq ko quelques jours plus tard. et da ngay gis ne Assemblée nationale ñoom ñoo am initiative. li ñuy woy commission d'enquête parlementaire. pour saytu li xew waaye defuñu ko. donc foofu moom laaj nañ fa te loolu. majorité Benno Bokk Yaakaar ñoom la ñun tey waa Yewwi Askan Wi ak Wallu li ñu soxla mooy. wax askan wi ne. beneen plan bu bees ñu ngi koy teg. 2023 2033. mu ñeel seen programme. su fekkee ne. askan wi bëgg nañu. plan boobu ñu saytu ko. gëstu ko techniquement financièrement. saytu ko bu baax. ban c'est exactement ñun ñoo ngi mooy le nouveau plan bu président bëgg a lancer pour encore une fois éradiquer les inondations. plan bu bees googu day soxla assemblée nationale boo xam ne moom daf koy mën a saytu. te assemblée nationale bu ñu fàttali moom moo yore li ñuy wooyee évaluation des politiques publiques mais aussi moom moo yore li ñuy wooyee aussi contrôle de l'action du gouvernement. donc ñun taxawaay googu la ñu fay taxaw. ba lépp loo xam ne def nañ ko comme plan dañ koy saytu. d'accord. point par point. pour que affaire yi jaar yoon pour que loolu jóge fi une bonne fois pour tout. d'accord keneen koo xamante ni mbokk yi wax naa leen ne ci ñu tardé la bokk waaye dañ koy baal ndax xam nañ ne taw bi jamono yi nag moom moo téye ñu bëri ci askan wi ak itam yoon bu xat mu di Balla Gaye bu bokk ci li nga xam ne moom moo di les serviteurs bu Pape Djibril Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Gaye. salaamaaleykum maa ngi nuyu tout le monde. di ziar ñëpp di jégalu encore une fois ci retard bi. depuis 16 heures la ñu quitté suñu kër yi mais gis nga ak embouteillage yi. pratiquement dañu mujj jël sax moto. mën a àggale le circuit. di nuyu également ñi mu fekk ñëpp ci plateau bi. di nuyu également les Sénégalais di nuyu également. la diaspora aussi. di wax ni maa ngi tudd Balla Gaye environnementaliste. représente fii les serviteurs. mais aussi la coalition les serviteurs MPR. daañu ñëwaat ak yow ci aw waxtaan wu yaa waaye dañuy dem ca diwaan bu Bawol rawatina Bambey fekk fa suñu ndaw la nga xam ne nag moom moo fa teewal télévision Futurs Médias Babacar Diouf lay wuyoo mu wax ñu itam ci la jamono lépp lu ñeel campagne bi foofee nan la tëree Babacar ginnaaw bu mu la nuyoo bàyyi la nga nuyoo mbokku téléspectateurs yi wax ña la fay xibaar. c'est na fi Bambey nag campagne électorale bi commencé na fi presque une semaine yoo xam ne nii fukki fan yoo xam ne nii jàll nañ mais taxul ñu nemmeeku campagne lañ ko doon gisee campagne bu timide moo fi nekk campagne boo xam ne nii bëriwul xumbel li nga xam ne ñooy askan wi sentiruñu bu baax li nga xam ne mooy campagne électorale bi naam ñi nga xam ne ñooy coalition yi ñu ngi def seen i porte à porte ñii di def seen meeting yu yemamaay wante taxul ñu gis xumbeel bi nga xamante ni doon nañ ko ci campagne mais nag li nga xam ne mooy violence niñ ko tàmmee di dégg ci yeneen dëkk yi fii macha allah dañ ko fiy dégg rek gisaguñ ko fi leneen loo xam ne nii nag peut-être suba dina jaaxal waa Bambey mooy ñi nga xam ne mooy coalition yi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar seen tête de liste war na fay ñëw coalition Yewwi Wallu intercoalition sax la war a wax Yewwi Wallu seen tête de liste yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen liste suppléant bi war na noo ñëw fi nga xamante ni moo di Bambey ànd ak ñi nga xam ne ñooy seen leaders nationaux yi ñu mel ni Ousmane Sonko ñoom Déthié Fall ak ñu nga xam ne fekk fi kii di Soxna Aïda Mbodj ñooñu ñëpp nar nañ fee teew nar a defee seen campagne nan lañu nar a defee seen i caravane loolu peut-être suba dinañ ci xam dara wante état major yi nga xam ne ñoom ñoo la nekkal fii ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax di waajal li bés boobu beneen mbir moo xam ne nii fa la ñu jógee léegi soo gisee tableau bi nga xamante ne moo nekk sama gannaaw di nga xam ne ci université bi lañ nekk université Alioune Diop la ñu jógee campus 2 fii nag ñi nga xam ne ñoom ñooy maire national ñoo fi ñëwoon def campagne ci ñi nga xam ne ñooy étudiants yi parce que nag nee nañ c'est la première fois au Sénégal président de la République xool benn étudiant
fal ko ci liste député yi loolu moo tax ñoom nee nañ dañ koy def ndam ba dinañ dugg ci étudiant Sénégal yëpp campagne leen ndax ñu votel liste Benno Bokk Yaakaar ndax étudiants yi dinañ ko déggee noonu wala déet lu ci kanam rawuli bët soxna Binta. Babacar Diouf ca diwaan bu Bawol rawatina Bambey ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko sànq maa ngi doon nuyanteeg ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye Balla mi nga xam ne door nañu dab ñu waxtaane itam lépp lu ñeel campagne bi ci la jamono yéen à votre niveau nan ngeen déroulé lu ni mel boobaak léegi am na 13 jours. Ok, merci beaucoup. Effectivement depuis donc ñu démarré campagne bi. ñi ngi dugg ci gox-goxaat yi. di waxtaan ak Sénégalais yi lu jiitu nag njëkkoon nañ ko def. puisque bu leen fàttali ko Pape Djibril Fall mu nga xamante ni mooy la tête de liste de la coalition les serviteurs MPR. am na benn liggéey boo xamante ni en amont commencé woon na ko def. depuis 2020 di dugg ci gox-goxaat yi pour xool seen i métit ak seen i jafe-jafe pour que mu mën koo exposer ou bien mën ko jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore mbir yi. depuis boobu aussi c'est une continuité. moo tax bi ñu demee ba benn moment ñu taxaw def seetlu. population yi nit ñu puisque dañ daan yónnee. te ñi ñu daan yónnee daaw ñu dem. dañoo bëgg yéen ñi nga xamante ni kat donte yónni wuñu leen mais yéen a ngi toog di waxal askan wi ngeen dem fële ci pencum ndaw réew ñi nga mën faa waxal askan bi moo tax depuis boobu léegi ñu ngi ciy commencé di gërëm également Sénégalais yi. ci fu ñu nekk ndaxte fu ñu dem aussi ñu ngi ñuy fësal seen yéene. ak cofeel bi nga xamante ni am nañ ko ci ñun ak taxawaay bi nga xamante ni également amoon nañ ko ci Sénégal. diaspora bi aussi noonu lañ def ak ñun. puisque ci tournée bi sax jot nañ fa dem pour jéem a gisante ak ñoom wax ak ñoom ndaxte mitit yi aussi yemul Sénégal kese dafa romb fépp. Inondation yi c'est la question aujourd'hui fondamentale ci lañ nekk d'ailleurs moo tax sax ñu tardé. D'accord dañuy gis ni li nga xamante ni moom mooy assemblée nationale rôle am. kilifa gi sàng wax na ko muy contrôler l'action publique ou bien les actions publiques de l'État. D'accord ñàkk koo def moo tax taw bi bu ñëwee moom mooy contrôler boppam. ci ngay gis ni lépp li ñu waroon a def ci wàllum assainissement daanaka dafa sooxe. boo jëlee aussi cherté de la vie n'en parlons pas pratiquement fi ñuy dem yëpp sénégalais yi li ëpp li ñuy wax mooy dund gi cher na. tey ji gazu 12 kilos. boo ko jëndee du def fukki fan ak juróom mu jeex. et on n'en parle pas. La question minière mi ngi fi on n'en parle pas tey jii maa ngi dégg barki démb maa ngi doon defaat benn revue di xool le ministre monsieur Sarr. bi nga xam te ni moom moo amee wàllum la question minière. muy wax ci le taux bi nga xam te ni moom lañ affecté pour l'appui au développement local muy 0,5%. loolu aussi. muy lu jafe-jafe bu mitti boo xam te ni collectivités locales yi nga xamante ni ñoo amee. ay carrière de mine bu mu ci mën di doon ñi ngi koy sonn. D'accord donc ñun aussi moo tax ñu ñëw taxaw daan yii nii mooy force de proposition de loi. muy évaluation des politiques publiques contrôler également les actions d'État loolu lañ fas yéene taxawee assemblée nationale bis bu ñu sénégalais wóoloo ba yóbbu ñu fële ci pencum ndaw réew. mu ñeel 14e législature fii ci réew bu Sénégal ñu woyal ba tey Serigne mu mel ni itam tey ginnaaw campagne bi ngeen di def di dagaan baatu askan wi yenn saay jafe-jafe yi dañ leen koy faral di wax waaye yéen itam da ngeen wax li nga xam ne moom moo di seen ak mbébét incha allah bu ngeen taxawee ca pencum ndaw réew ma lan ngeen teg comme programme. waaw bokk na ci sunu programme tey jii mooy li nga xamante ni moom mooy mode de scrutin bi. ndax dañoo gis ni que ni ñuy tabbee député. amaana dafa yanuwul maanaa. ndax tey soo jëlee quartier bu mel ni Patte d'Oie su fekkee am na ay député ñi nga xam ne dëkk nañ fa. ndax ñun dañoo gëm ni réew mi. 557 gox la. ñu gëm ni loolu soo ko amee tey war ngaa mën a am 557 candidats pour assemblée nationale. je pèse bien mes mots. amaana assemblée bi mënu jël espace boobu noonu yépp waaye mën nañu ut ay jumtukaay yu mën a permettre loolu nag soo ko bëggee ndax tey mënoo jël Dakar mu am 19 communes. nga jël 7 personnes nga ne ñoom ñooy représenté 19 communes yi. il faut que gox bu ne am na leen représenté comme ni élection locale di demee mbir mi di jax nit ñi di mën a xam la leen metti di ko mën a jébaane ci assemblée nationale loolu nag li koy permettre. mooy benn ci loi yi ñu bëgg a def ginnaaw ba ñu xoolaatee scrutin bi mooy li nga xamante ne ni moom nañuy wax HCCT maanaam Haut Conseil des collectivités territoriales ak li nga xamante ne moom mooy conseil économique social et environnemental ndax dañoo gis ni loo xamante ni budget 7 milliards 800 la am keneen ki am budget 8 milliards 500 amul benn njëriñ ci réew mi si li ñu gis ndax ki nga xam mooy njiitu réew muy président de la république am na ministre conseiller am na ay conseillers techniques am na ay conseillers spéciaux am na ay ministre am na ay borom xam-xam yu ko wër loolu rek doy na si xalaat waaye jël au conseil bi ak la mu toll
dafa def ay milliards amul sens bëgg nañ ko ginnaaw bu ñu ko tegee nële mën a nag yokk doole assemblée nationale. ndax dina mën a permettre sax mode de scrutin bi nga xoolaat ko. bokkoon ci li nga xamante ni faral la ci ñun mooy li nga xamante ni moom lañuy wax les commissions techniques ndax tey di bis bu cohabitation amee fii ñu jëm nii ndax njott nañ ne war naa mën a nekk. ndax ñu bëri tey ci réew mi daanaka ànd ñoo ni président ni Benno Bokk Yaakaar di doxee ndax il faut que ñu dissocier même su fekkee nguur gi fi nekk. dissocier wul les pouvoir exécutif législatif ak judiciaire waaye ñun dañuy dissocier ñun gëm nañ ni que tey président Macky Sall yoonam warul nekk ci biir assemblée nationale ndeem sax yoonam nga ca. ndax pour benn député voté rek lan moo tax yoonam waru see mën a nekk. parce que dañ ne la séparation des pouvoirs tey jii député yi war nañoo mën a toog député Benno Bokk Yaakaar président de la république war na ko mën a defal proposition mu ne ko président lii baaxul ca fa ma dëkk ndax lii fas yéenoo ma kaa voté waaye su fekkee député bu war a voté rek dañ lay woo ci ruxu salle des banquets ñu ne la nii ak nii nañ bëgg ngeen voté nii nañ bëgg ngeen taxawee kon séparation des pouvoirs amu fi. d'accord bokk na ci li waral ni que séparation des pouvoirs amu fi tey jii nañuy tabbee ku mel ni procureur de la république. wala la nga xamante ni moom la magistrat di doxee waroon nañ mën a gën a am autonomie. ba leen ni mën a permettre ñu gën a saytu lii jëm ci réew mi ci wàllu justice waaye su fekkee da ngaa nekk yow président de la république. tabb sa ministre. de la justice. mais ministre ba fa mu wax procureur ba ak ñeneen ñaare xool leen foofu nañuy xool te loolu pour mu am il faut que ñoom ñu bàyyi leen seen autonomie. xëy na li duuf si nag lii lépp xajul si cin li ndax temps bi daf ñu xoj. d'accord waaye di la wax ni rek. li nga xamante ñun moo ñu ñor en tout cas coalition bunt bi. mooy réew mi mën a naat. d'accord Sénégal mën a naat. diaspora mën a naat assemblée nationale di tegu ci dëgg ak ci lu neex réew mi. rapidement donc Serigne Ndiaye yow seen programme bu ngeen ko doon tënk ci la jamono lan ngeen baax ak téléspectateurs yi. déjà mën naa ne ci mbënn mi kaay mën nañu wax saa ñu indi suñu solution. mbënn mi tey mën nañ ne soo waxee mbënn mi ñu bëri dañu lay wax naan dafa am jamono yoo xam ne nit ñi dañoo dekkoon ci ay donc loolu noonu li muy wone mooy. am na ba tey jamono ji may wax ak yow nii ay villes yu nekk Sénégal amuñu li ñuy woowee plan directeur d'assainissement et d'urbanisme donc war nañu def tout pour toutes les villes am ko comme ça suñu construire ñu xam fi ñuy teg ça c'est un. Deuxièmement l'ONAS ñu renforcer ko ci moyens financiers humains technique lépp pour mu mën a def liggéeyam comme ça mbënd amati Sénégal léegi par rapport donc à li Yewwi Askan Wi ak Wallu Askan Wi bëgg a def parce que ñun vraiment gouvernement de cohabitation moom la ñu bëgg nekkuñu di ut ay quelques députés mais cohabitation moom la Yewwi Askan Wi ak Wallu Askan Wi di ut di laaj Sénégalais yi mooy ñoom ñu gouverneur réew mi pour li des ci mandat monsieur Macky Sall donc léegi en fait contre la cherté de la vie ñun ñëpp xam nañu Assemblée nationale moom moo yor lépp luy wàllu fiscalité comme moo koy voté député yi du gouvernement donc ñun suñu ñëwee loolu la ñuy njëkk a voté pour wàññi lépp luy taxes yi teg ci les xanaa kon après da ngeen indi subvention. non dañ koy wàññi dañuy wàññi taxes yi mais nag fan la ñuy jëlee xaalis foofu laay ñëw ndax am na cohérence ci li ñuy wax. mais jamono yi ñiy yëngu ci wàllu njënd ak njaay subvention lañ gën a soxla de. ñun dañuy di taxe état soo ko dindee rek jarul subvention ndax état mooy teg ay taxes. ndax ñoom produit dafa am lu muy jar état nag teg ci taxes yu ko neex. yu ko sopp en tout cas fan la ñuy jëlee xaalis bi pour compenser loolu les ressources naturelles foofu la ñuy jëm. premièrement mooy réformer le code minier et le code pétrolier mais surtout code minier comme ñun am nañu ay mines yu bëri suñu ko réformer tey jii soo seetloo bu baax industrie yu bëri industrie minier yi fi nekk multinationales yi. dañu am benn accord ak état Sénégal accord bi mooy lan état Sénégal da leen ni ñun doo leen fay impôt. waaye nag soo leen jaayee ngeen indiwaat xaalis bi ci réew mi investir ko ndax loolu nag mooy créer emploi. mais malheureusement dañoo seetlu ne ñoom duñu def loolu. comme duñu ko def ñun. dañuy supprimer carrément exonération léegi dañuy fay état bi jël xaalis googu. def ci lu mu neex. mën naa continuer si vous voulez ndaxte y a aussi pour si vous voulez en tout cas bon temps bi xoj nañu c'est vrai mais y a aussi la territorialisation des politiques publiques dañoo seetlu ne. tout est concentré à Dakar. état gis budget bi yëpp fii la koy def donc ñun dañoo bëgg yeneen région Sénégal yi aussi développé. Dakar développé mais yeneen aussi développé. d'accord rapidement Balla. ok parfait ñun par rapport ak la coalition les serviteurs. donc par rapport ak programme bi nga xamante ni amee nañ ko. di fàttali également sénégalais yi nii. rôle lu député du tabax tali. du tabax également ay jàkka wala lu ni mel. mais li nga xamante ni bëgg nañ ko assemblée nationale bi nga xamante ni moom lañ jëm. mooy lu ci mel ni renforcement des capacités des députés parce que ñi ngi wax naan assistanat pour député yi ñu wutal leen ay assistants mais jàpp nañ ni puisque suñu gafaka àggul foofu mais jàpp nañ ni un renforcement des capacités. ou bien mise à niveau ci yenn questions yi nga xamante ni revenons sur la question de une thématique aussi importante comme l'environnement député yu bari
seen xel màccu ci wala ñi nga xam te ni maanaam amuñu ci jubluwaay bi donc ñun dañuy proposer à ce que ñu defal leen ay renforcement de capacité de ce fait chaque ministère bu ñëwee au moins que les députés puissent prendre cette question là mën a xam lan moo ci nekk su ko defee ñu mën koo génne beneen bi nga xam te ni ñetti poñ yi nga xam te ni moo gën a soxal également la coalition les serviteurs mooy la question liée à la santé la sécurité mais aussi l'éducation parce que dañu jàpp ni ñetti secteurs yooyu noonu bu sooxee rek da ngay gis ni ñi nekk ci biir secteur bi ñooy jóg di ko ñaxtul ci boobu jamono les commissions techniques yi nga xam te ni sama naataango wax na ko ñooñu nga xam te ni ñoo waroon a taxaw mën a jooyal ñooñu mais dañoo gis ni Sénégal corporation bu fi am jafe-jafe rek yaay génnal sa bopp jooyal sa bopp te comme ni ko nit ñi di waxee kilifa moom war na yées sa njaboot am soxla seen xel jël la Sénégal nag suñu assemblée bi ñu nekk également loolu mooy jafe-jafe bi donc moo tax ñun changement boobu lañ bëgg a andi te ndaw ñi aussi ñu yóbbu leen assemblée nationale parce que boo xoolee de 0 à 40 ans ils représentent 80% de notre population mais assemblée nationale boo fekkee ay pas donc ñoo fa nekk loolu aussi bëgg nañ ko changer ndaw ñi mën a demal seen bopp waxal également seen jafe-jafe yi nga xam te ni ñoom lañ amee foofu noonu ci biir Sénégal d'accord jërëjëf Balla amoon nañu yéene mbokku téléspectateurs yi siix ak waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dalal waaye mel ni nag waxtu wi moom moo ñu xaw a xoj yeneen i ponk yoo xamante ni bëggoon nañu ko développer ak yéen mbokku téléspectateurs yi yéene boobee la ñu amoon waaye dañuy jaar fii daal yëkkati jotaay wi di leen jaajëfal bu baax a baax moom Serigne Ndiaye bu membre la ci coalition Wallu Sénégal ak nga xam ne moom moo di nag Serigne Saliou Ndiaye moom itam moom lañ investir ci liste départementale bu coalition buntu bi fii ci Ndakaaru Pape Balla Gaye moom itam bu coalition les serviteurs bu Pape Djibril Fall ñoom lañ séqaloon waxtaan ci li nga xam ne nag moom moo di aire de campagne jox leen rendez-vous très prochainement lu ni mel xam ngeen ne boobaak léegi ñu ngi koy wéyal fii ci télévision Futur Média des leen di wéy ak ñun ba tey lépp lu soxal itam campagne électorale yi daañ ci ànd ak yéen jaa ngeen jëf mbokk yi